ñoo ngi lay fay. gis Kër Massar di boobu ak léegi yéen ngi dund li nga xam ne mooy mbënd bu méttee métti seen kër yëpp nekk ci biir ndox mi ngeen yàqule ci lu bëree bëri di boobu ak léegi mu ngi commencé yàgg mu ngi commencé diire parce que léegi mu mot at presque ban jafe-jafe ngeen dund. sonn nanu tàyyi nanu dee nanu dégg nga li ma gën a naqari mooy tey 6 heures bi ñuy xëy ndox mi amul ndox. ndox mi ñoom ñooy pompage fële ca kaw ndox mi di wàcc di ñëw fii fekk sañu yaa ngi dégg léegi problème boobu moom bu ñu pompé jaarale nañ fii canal bi léegi suñu jaarale fii canal bi ñun canal bi dun ci dara canal bi ñun dunu ci dara te canal bi ci suñu cité lañ ko jaarale buñ ko jaaralee ci cité bi xanaa du moins war na ñu dugal raccordel ñu bu doon ñaari tuyau sax baax na mais amuñu benn raccordement ñun bokkuñu ci canal bi bokkuñ ci ëllëg ba pare ñu jël ay ndox dañu ko déverser fii ci cité bi pour lan benn ñaareel ba wax monsieur le président ne que ministre mi waxuñu ko dëgg bu fekkee dañ ko ne Kër Massar ndox mi jeex na du dëgg du benn dëgg dégg nga démb ministre Omar Gueye fan yëpp mu ngi fii taxaw démb maa ngi dégg ci télé bi ministre bi ne def na fi 15 milliards Camille Bass ñun Camille Bass amul ku ñu fi mës a dimbali paa yi ñoo ñu fiy dimbali paa yi ñooy cotiser jënd gasoil soo ba tey li tax gasoil machine bi takkul dañu amul gasoil léegi la ñu li cotiser waat jënd gasoil taal pour machine bi takk est-ce que lii neex na te dañu yor ay malade ci biir sunu jëkkër yi sont des retraités ku ci sa jëkkër xaaj bi yëpp dañu feebar ku ci feebar tey léegi mënuñu la génne fan la ñuy jaar ci ndox moo xamante ni yàlla joxuñu ko ñoom ñooñu ko jox pour lan. mais 15 milliards ñu ñëw si loolu 15 milliards ba fi président ñëwee jox nañu li nga xam ne mooy 15 milliards pour ñu jàppale ko en attendant ci canalisation pour ndox mi mën a gafe dem. waaw léegi xaaral ma wax la li gën a gàtt li gën a gàtt président Macky Sall bi mu fi ñëwee yaa ngi may dégg président Macky Sall bi mu fi ñëwee dañu tëj maire bi ay gendarme la fi wàcce mu tëj ñu amul fu ñu jaar pour gis Macky Sall wax sunu doléance. yaa ngi dégg kon ñuy lancer message monsieur le président ni que sonn nanu tàyyi nanu léegi nag maintenant tey moom dañ koy def tëgg ndënd ak sémiñ la guerre c'est la guerre lu ñu am jël waaw lu ñu am jël waaw. mais gis nañ tey force de l'ordre yi bari na fi trop tey ñu encadré nañu bañ ngeen génn baari li nga xam ne mooy tëli bi. mu ne. ma ne gis naa force de l'ordre yi gën tey bari fi trop di sécurité dañu bañ ngeen génn pour baari tëli bi. waaw mais dañuy baare tali bi pare wuñu tey déggoo li ma la wax tey dama ni la on est marre sonn nañu la guerre c'est la guerre tey moom tey la tey du ñu bàyyi dara parce que 2012 ba tey chaque année ñu xëpp ñu ndox mi suñu waxee ñu ne ministre bi ñëw na wax na waaw jeex na mais tey moom c'est fini. am nañu information yi ay yeew dafay génn. lépp a ngi fi sama buntu kër ay jën yu fees dell nga fa te xoolal xale yu sew yi nga gis yëpp ci cité bi lañ dëkk wallaahi xale yu sew yëpp cité bi lañ dëkk. tur bi na la fàttali. man Leena laa tudd Leena Diop laa tudd. waaw jërëjëf maman. Codou Niang waaw ngeen dund mbënd mu métti. metti sonn jaaxle at mu jot ñu nax ñu dem gis nga fii ñun suñu doolee bopp la ñu demee suñu jëkkër yi ñoo jënd nga pompe bi yaa gis pompe bi benn état masu ñoo may pompe masu ñoo may gasoil ñooy cotiser jënd seen pompe bu ñu paree ñu utaat suñu gasoil bu ñu pompé ba defee ne ñoo si ne ñu ndox yi jóge fee ak fële sa canal ba ñëw ñu xëppaatal ñu. est-ce que monsieur le maire teg na li ci bëtam ci. ban maire am nañ maire waaye kan mooy maire bi. ñun ñooy maire yi. ñun amuñu maire ndax xamuñu maire ndax maire bi xam ne day ñëw fii di ñëwee population bi duñu dimbali maire bi bu ñëwee day xool finance seen kër yi seen lii maire bi dimbali ñun xamuñu ndax am nañ maire ñun xamuñu sax ndax am nañu maire gis nga bi Macky Sall la ñëwee ñii problème bi concerné ay car lañu luwee fii la nit ñi romb ñu dugal ñooñu si biir ut ay barrière baare nit ñi pour ñu bañ a accéder si Macky Sall pour wax li ñu metti ñu fay ñeneen ñooñu di tàccu ak way ñi dund problème bi ñu baare leen pour ñu bañ a accéder si président Omar Gueye lan la ci defu fi dara xam nga nu mu def sànq xanaa di si napp boppam si ndox mi daa jël boppam di si napp pour bu paree mu wane nee na def nañ fi 15 milliards fii 5 000 francs sax dugg fii lu fi dugg ñun ñoo ko ñaqal suñu bopp suñu jëkkër yi. déggoon nañu amoon ngeen 50 milliards pour assainissement. 4 milliards joxewuñu fi dara lañ
lañ fi defuñu fi dara canal bee nga gis nee nañ concerné ñu pour fële la waa parcelles yi mu ñooñu def canal bi si biir cité bi jël kër goo xam ne cité bi la dëkk ba pare ñun ñu ñuy romb amuñu fi dara. lan mooy solution bi. solution bi ñun non seulement defaraluñ ñu nee nañ leen ñu may ñu ay pompe électrique ñu def fi defaraluñ ñu ba pare jël ndox mi ñu jëlee sa àll ba di ñu ko indil pour lan bu ñu versé ndox nañ ñu bàyyi boog ñu dimbali suñu bopp ba kër ba ñuy pare ndax canal bi ay nax la dara si dëgg. mais tey daa mel ni nga jël décision pour violence. bu baax dañu ñu si dara dawuñu si saala yaay ndeer ñu nag ñoom ba géej gi fer dawuñu si dara. asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu monde bi yëpp bon vous voyez ce qui se passe fii li xew muy ne yéen a koy gis ndox mi sonal nañu lool loo xam ne mosu fi am et je dis que depuis que ñu commencé les travaux des chantiers de Omar Gueye là si le problème yi commencé à chaque fois on nous promet ne alors dina jeex tey mais lii mosu fi am fii suma kër la fi ma toog nii sama kër la mais kenn xamul nooy yéegee kenn xamul nooy duggee parce que si kaw amul mais si suuf yëpp ndox la def lii mosu fi am tu mets des millions sa kër investir ngay nga nekk pré-retraite alors sa xaalis yi yàqu noonu vraiment c'est pas intéressant c'est écœurant waaw état bi lu ñu la wax rek dañuy fenn lu ñu wax rek c'est faux c'est assez faux parce que ñun joxuñu ñu mayuñu 100 francs ñu ñoo dajale suñu xaalis tabax suñuy kër mais vous voyez ce qui se passe li moo am. ngeen di dund métier bi muy commencé yàgg nag. mais mu ngi yàgg man sama kër pour te dire que ça fait man j'ai fait fii plus de 19 ans mais mosuma am problème fosse ndox mais depuis que affaire yi commencé si la commencé di vider et fi mu nekk nii attends-toi que ne chaque semaine da ngay vider waxuma la vidange bi sax mais ce qui se passe lii xale yi fu ñuy jaar vous voyez mes pieds sama tànkaa ngi nii su ma ko làqee nii gis nga yëpp dafa yàqu ndox mi moo ko yàq sama tànk yëpp a ko yàqu loo xam ne xaw ma ko parce que man xaw ma lii am na ñoo xam ne xamuñu lii mais lii c'est écœurant lii dafa neexul ku ne neex na tamit da nga fi dëkkul rek man maa ngi newoon chantier laa newoon léegi mais sama doom yi ñoom ndox mi ñun moomuñu ko ndox mi jegewul cité bi bu voyez ndox mi la couleur ngeen xam ne ndox mi jegewul cité bi les travaux de Omar Gueye là moom moo fi indi ndox mi mais lii ñun mosuñu am problème bi Omar Gueye na ñëw wax ak nit ñi moo gën parce que lii mënu continuer. image yi damay gis Sénégalais yéen bu ñu gisee image dañu naan fii du Kër Massar parce que lii dafa c'est trop. mais je te dis pas plus tard même pas 5 minutes j'ai un collègue mu ngi dëkk Alaaji Paté il m'a appelé léegi mais foofu c'est catastrophique foofu fële c'est catastrophique Alaaji Paté te principalement lii nga xam ne moom la kii waxoon Macky Sall bi mu ñëwee dafa ne la cité Camille Basse et Alaaji Paté principalement loolu la waxoon mais ñaari cité yooyu mu waxoon yooyu ñoo gën a catastrophique actuellement fi mu nekk nii boo demoon léegi wala je peux appeler waa Alaaji Paté ce qui se passe là-bas li ay xew fi moo xew fële oto mënul génne nit mënul génne mënuñu sax am pour dem ut seen temps ñun fa lañ jëm xamuñu fuñ jëm parce que actuellement fi mu nekk nii taw bi ñun ci même les pompes là ñu ñoo doon jënd ay gasoil pompe yi fi am yëpp état bi amu si dara yii yëpp ñun ñoo ko moom. monsieur le maire fu anamu. waaye ban maire dof boobu imbécile boobu dañ ko damay saaga imbécile un imbécile kooku il faut rien ñun xamuñu ko gis ñu ko.